dëkk bi yow la sa Sénégal neexul dëkk bi yow mi bëgg ku la bëggul dëkk bi yow la sa Sénégal neexul dëkk bi yow mi yenu loo attanul dëkk bi yow la sa Sénégal neexul dëkk bi yow mi jaay lu kenn bëggul dëkk bi yow la sa Sénégal neexul dëkk bi yow mi diggee loo amul dëkk bi dëkk bi dëkk bi dëkk bi dëkk bi ku nekk ak li nga yelloon dëkk bi ku nekk ak li nga tolloon dëkk bi ku nekk ak li nga méngool dëkk bi ku nekk ak li ngay nurool dëkk bi ku nekk ak ki nga jubool dëkk bi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal kile di Guy Marius Sagna nekk membre ci kuréel gile di Front Frapp France Dégage tamit di xeex li nga xamante ni mooy France CFA APE ak lépp loo xamante ni rek jàpp nañ ni nooteel la jóge ci sax Occident jëm ci Afrique rawatina file ci Sénégal tey jii nag ñu dalal ko parce que dañuy waxtaane ay sujet d'actualité yoo xamante ni moo soxal sénégalais yëpp sujet d'actualité yooyu le xam ngeen ni coowal Covid 19 ci la daal di bokk Covid 19 li nga xamante ni moom mooy coronavirus bi yóbbu ay doomu aadama yu baree bari ci àdduna bi actuellement mi ngi fii ci Sénégal jotagum sax nañoo am 2 décès daañu wax ci loolu le dégg ngeen tamit ak Covid 19 bi ñu ngi laam-laamee ne dafay am ay vaccin yoo xamante ni dañ ko bëgg a essayer file ci Afrique coow li bari na bi nga xamante ni Covid 19 bi am na gis ngeen jiitu réewu Sénégal jël na li nga xamante ni ay mesures daal di décréter état d'urgence ak ay mesures yoo xamante ni nee na ci lay accompagner askan wi ci état d'urgence boobule mesures yi baax na wala baaxul doyul ñu ngi laam-laamee li nga xamante ni mooy confinement maanaam tëj sénégalais yi comme ni ñu tëjee français yi italiens yi wala ñeneen ñi ci àdduna bi daañu ko waxtaanee tey jii tamit mu nekk feetum indépendance su réewu Sénégal ñuy feete 60 ans bi nga xamante ni entre guillemets Sénégal ci la moom boppam est-ce que Sénégal moom na boppam waaw wala déet ak yeneen question d'actualité tey jii ñu fas yéene ko waxtaanee ak activiste bile di Guy Marius Sagna ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Ndeye Comba Moreau maa ngi lay fay. di la sant ci invitation bi di nuyu mbooleem liggéeykatu Rewmi FM ak itam soppe Rewmi FM rawatina soppe émission toute la vie en parle. voilà saa su ne ñuy am mbégte di la dalal fii di la jaajëfal ci sa disponibilité aussi tamit di la yeggee sympathie bi nga xamante ni sénégalais wala ñu nekk ci réseaux sociaux yi am nañ ko ci yow ne naa ko wax en tout cas bala ñuy commencer sax émission bi faaw ñu tooñ la tuuti Guy Marius Sagna ak occupé nga actualité bi surtout bi nga xamante ni dem nga di xeex courant bi nga xamante ni dañ ko daal di yokk nga dem ba ci les grilles du palais def loo xamante ni jàpp nañ ni constitution wu réew mi da koy tere ñu jàpp la ci tëj la ci sax ci condition yoo xamante ni tamit ñu ngi ko doon dénoncer nga génn mais bi nga génnee gis nañ ni nga dem fu ñuy wax Etomé ñu bëri di wax ni mais comment se fait-il Guy Marius Sagna génn dem Etomé ñu koy defal ay rituel mu jël loolu daal di koy médiatiser lan moo tax nga def loolu da nga doon ut buzz wala dafa am ñoo doon xupp ci réew mi qu'est-ce qui se passe lu tax nga def ko Ndeye Comba waaw d'abord damay
gërëm ak sant mbooleem doomu Sénégal doomu Afrique ak doomu yeneen continent yi nga xam ne ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax tey jii nii ma jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy auditeur soppe Rewmi FM ndaxte ginnaaw yàlla seen mobilisation seeni ñaan seen dugg ak génn moo tax tey ma mën a génn ci kaso camp pénal donc awma seen pay awma seen cant lu ma leen gërëm rek xeeb ko yéen a tax ma nekk fii tey di nuyu itam mbooleem ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci fanweer ak juróom-ñaari kaso yi nekk ci Sénégal rawatina kaso camp pénal alors man ku ma xam ak ku xam FRAPP France Dégage xam ne li ñuy jéem a utal buzz mooy gis-gis ci ne Afrique ak Sénégal dañ leen tënk dañ leen jatang et fekk génnewuñu Afrique ak Sénégal ci tënk ak jatang jooju duñu génn ci ndóol duñu génn en fait ci jafe-jafe ñun wax jooju gis-gis jooju la ñuy utal buzz wax jooju gis-gis jooju la ñu bëgg a fësal jëmmal ba jëm ko ji ci lu ëpp ci doomu Sénégal ak doomu Afrique donc buzz du pour man Guy Marius Sagna buzz du pour ñun waa FRAPP waaye buzz bi pour gis-gis jooju la. mais lu tax ngay dem sa dëkk di médiatiser ay rituels yu ñu la doon defal tamit Guy Marius Sagna dafa am mënoon nga ko def je sais pas mu nekk lu confidentiel et puis je pense que c'est confidentiel sax lu tax nga fësal ko mais da nga doon ut buzz il faut l'accepter. alors damay fàttali ne. waaw wala nga am koo doon xupp. waa Etomé ak Niassia. dañoo bëggoon organiser initialement une marche pour ma libération. dimanche boobu. yàlla def avant dimanche boobu ñu libéré ma. ñooñu ñu jël dogal ci ne. au lieu de marche pour sàkku ñu bàyyi ma féex dañuy organiser benn ndaje pour sargal ma pour ñaanal ma ak ñoom seen. daanaka man duma ci dara bokkuma ci organisation bi. xaw ma woon sax mbir mi naka lay demee. pour te dire la vérité Ndeye Comba. man boobu mooy guléet 8 mars boobu. ma gis. li ma dund muusuma ko fekkee muusuma xam ne lu mel noonu am na muusuma xam sax nu muy demee donc après naka lañ ko organiser ak yooyu man duma ci dara mais ñaan ñoo la doon filmer nag Guy mais ay citoyens sénégalais d'abord ñu nga fa woon ñoom ñëpp yore seen portable d'accord ñaareel bi man personnellement dama foogoon ne ñaan yi ay 10 wala 15 minutes la et que ñaan yi dañuy dem ci benn bërëb ma sukk ñu ñaan après ma ñëw def conférence parce qu'il était prévu une conférence gis ngeen sax conférence bi mais pour vous dire que man xaw ma sax liggéey gi di riir gis ngeen ne sotti nañ ma ndox wala waa Etomé dañ doon defar seen doom wala da ngeen di xupp Macky Sall gis ngeen ne sotti nañ ma ndox ndox boobu ñu ma sotti man caleçon bi ma yóbbu woon caleçon boobu tooy xepp moom laa yendoo xam nga bu ma xamoon mbir mi nu muy demee naa yóbbu ñaari caleçon naa yóbbu ñaari sous-vêtement mais sama maanaam sama sous-vêtement bi nga xam ne dafa mujjee tilim sama caleçon bi nga xam ne dafa tooy xepp samay yére yi nga xam ne gis ngeen nu mu mel noonu laa yendoo bu ma xamoon liggéey gi di riir naa gën a jël ay matuwaay mais loolu yëpp pour wax ne xaw ma woon liggéey gi riir organiser wu ma man dama dem pour benn conférence waxoon nañ ma ne dinañ ma ñaanal dinañ ma purifier mais koo xam ne xamul liggéey gi di riir man dama foogoon dañuy dem ci mais xam nga ne Etomé dañ doon gemb kon seen doom loolu yëpp xam nga ko woon ndax liñ la doon pamti neexu leen di la tëj ci kaso bi ainsi de suite mais ce que je veux dire c'est que dañ comme que bii yoon Guy génn na faaw ñu jël suñ doom defar ko daal ce que je veux dire c'est que li ngeen gis ni mu nekkee guléet ci yéen man noonu la nekkee guléet ci man xaw ma ci woon dara tous man li ma jàppoon rek mooy dina am juróom wala fukki minutes yoo xam ne avant conférence bi dina am fu ñu dugg ñu ñaan lu ñuy ñaan te du ma simmi yére du ma def dara après ñu ñoo def conférence kon noonu la demee bi ma ñëwee daal ñu simmi sama yére ñu simmi sama sous-vêtement ñu simmi sama pantalon man loolu yëpp mbertel la ci man daf ma bett daf ma jaaxal parce que xaw moon ne noonu lay demee léegi nag waaw waa Etomé effectivement ñaanal nañ ma purifier nañ ma leen di sant di leen gërëm ñoom waa Etomé waa Niassia waa Bayot Essing waa Casamance ak ñoom seen li ñu jàpp moo di daal ñun waa FRAPP dañuy xeexal Sénégal yëpp ak Afrique yëpp et que suñu xeex am na solo et comme ci biir xeex bi dañuy buntu xatal di ñu noot ak ñoom seen baax na ñu ñaanal ñu et je pense que c'est positif. c'est positif voilà léegi Guy Marius Sagna tey ci la ñuy fêter 60 ans tey la 4 avril 2020 4 avril 1960
entre guillemets si le Sénégal am souveraineté tey jii 60 ans peut-être am na conditions yi gis nga yi ñu koy féete ak Covid-19 bi et tout mais on célèbre ça au Palais de la République tey jii lan nga ñu mën a wax ci 60 ans d'indépendance du Sénégal. 4 avril ak indépendance bu Sénégal. ay naxee la. lu tax. parce que indépendance amu fi yow gi lu ñëw rek nga ne ay naxe la. waaw mais ba bés bi nga xam ne gis nañ loo xam ne du naxee. xam nga 1960 maa ngi ko doon fàttali sànq. ministre français bu ñuy woowee Michel Debré dafa bind kilifa Gabon bi ñuy woowee Léon Mba. xam naa Léon Mba da ko ne waaw indépendance bii ngeen ñuy jox waaw indépendance la wala lan. Michel Debré di ministre français tontu ko ci benn lettre ne ko bu yóbboo ngeen xam ne de dafa am ñaar yuy ànd. indépendance ak accord de coopération. ñi ñuy déglu foog ñu xam lan mooy accord de coopération. mooy li nga xam ne moo jiitu woon indépendance te France mu signé ko France mu imposé ñu ko. accord de coopération yooyu moo doon wax ne franc CFA. du fi jóge. accord de coopération yooyu moo fi doon wax ne làkkum tubaab. ci suñuy daara. ci suñuy palais présidentiel du fi jóge. accord de coopération yooyu moo doon wax itam ne lépp li Afrique am ci wurus ci uranium ci diamant ci pétrole lépp luy alal. fii ci Afrique balaay Afrique rawatina réew yi nga xam ne. France moo leen colonisé woon balaay ñu koy jox beneen réew ci àddina bi France lañ koy njëkk jox te bu bëriwul ci France lay yem. donc loolu mooy accord de coopération mooy itam accord yi nga xam ne avant indépendance da doon wax ne suñuy réew day am base militaire française waa léegi yow nga ne indépendance am na mais franc CFA day continuer base militaire française yi fi nekkoon day continuer làkkum tubaab bi fi amoon avant indépendance day continuer te ñu am fi wolof séeréer jaaxanke basari pulaar ak ñoom seen nga ne loolu déedéet après indépendance mel ni avant indépendance ban indépendance moo fi am avant indépendance base militaire française après indépendance base militaire française avant indépendance ñuy làkk français tubaab après indépendance ñuy làkk tubaab avant indépendance franc CFA après indépendance franc CFA loo bëgg avant indépendance France teg loxo ci suñuy réew après indépendance la même chose donc indépendance amu fi li koy firndeel mooy ñun ñii ñu ngi am ay président ñu ne nous sommes indépendants Covid-19 mu ngi fi am depuis plus d'un mois est-ce que gis nga état africain yi booloo ne dañuy créer benn G10 wala benn G20 contre en fait le coronavirus loo gis Emmanuel Macron taxawal G5 ñu koy woowee ñun ma koy woowee man G5 cobaye G5 cobaye ñu am jafe-jafe contre ak terrorisme au lieu ñun ñu booloo jël suñu initiative bopp il faut que France à partir de dëkk bu ñuy woowee Pau ca France ne G5 Sahel ñun ñu daw ne acca nañu créer G5 Sahel Sénégal nekk ci rukkam di ñurumtu naan waaw lan moo tax ñun Sénégal sax bokkuñu ci G5 Sahel xanaa ñun en fait mbiru terrorisme bi sax en fait ça ne nous menace pas donc amuñu indépendance il a fallu que Macron ñëw Abidjan pour que même pas Macky Sall mais Macron wax Ouattara wax pour ñu ne waaw foog ñu indi ay coppite en fait ci franc CFA alors que ñun ndawi Afrique ñun góoru Afrique ñun jigéenu Afrique ay at a ngi ñu ngi naan franc CFA du koppar ju baax. te léegi éco bi ñu teg nag Guy. léegi éco bi loo ciy wax. ñaar benn bi mooy. tey jii nii bu nit yi di wax éco ak franc CFA bi nar a jeex. dañoo war a sargal gërëm sant ndawu Afrique góoru Afrique ak jigéenu Afrique yi nga xam ne. ñoo doon xeex franc CFA ñoo doon sensibiliser ci mbon bi franc CFA am ci wane ne franc CFA jumtuwaayu nooteel la nañ leen sant benn ñaareel bi mooy wax ne lii di raam bu ñu moytuwul dina mel comme jamono 1950 lan moo amoon. France xamoon na ne indépendance mënul ñàkk muy fexe di complot mu fexe ba Sénégal mu fexe ba ku ñuy wax Léopold Sédar Senghor toog ci bopp Sénégal ngir. ñu ne indépendance am na waaye Léopold Sédar Senghor di wëyal li France bëgg mu teg ci bopp yeneen réew yi ñoo xam ne dañuy wëyal en fait nooteel dañuy wëyal en fait colonisation donc lii mooy li am naam ay jéego def nañ ko waaye jéego yooyu ay xeex yu métti
yoo xam ne ñu mel ni waa FRAPP ñu mel ni waa Nitu Dëgg ñu mel ni waa Y'en a marre waa Sénégal notre priorité ak ñoom seen ñoo ko doon xeex fukki at ci ginnaaw ñaar fukki at ci ginnaaw juróom fukki at ci ginnaaw ba ñu am si astut bi waaye bu doon suñu ay njiit rek tàmbale ko ci Léopold Sédar Senghor ba ci tey président Macky Sall duñ ci am dara mës nga dégg président Macky Sall wax franc CFA baaxul et pourtant tey jii ni ñu ngi ne dañuy dem ci éco mës nga dégg président Macky Sall wax ne je ne sais pas beneen jumtuwaayu nooteel politique FMI Banque mondiale baaxul non pourtant ñu ngi en fait ci nooteel li ma ci métti ci jamono Covid 19 bii ñu nekk mooy 1952 donc jamono colonisation ñu ngi amoon benn agent service d'hygiène pour 1700 habitants 1952 tey jii nii département Dakar mu ngi am benn agent service d'hygiène pour 33 000 Dakarois maanaam dafa mel ni sax ñun dañoo dellu ginnaaw un agent pour 1700 1952 un agent pour 33 000 agents d'hygiène d'accord jamono jii ñu nekk en plein Covid-19 donc ça veut dire que ñun amuñu indépendance fi may daanelee mooy Baye Cheikh Anta Diop daan na wax lu am solo donte bi mu génnee àddina ak léegi ëpp na fanweeri at mu ne réew joo xam ne mënul gàddul boppam kaaraangeem réew moomu du am ñaar du am indépendance du am développement daanaka Afrique fa la toll daanaka Sénégal fa la toll mënuñu gàddul suñu bopp mais kaaraange militairement mënuñu gàddul suñu bopp mais kaaraange sur le plan sanitaire mënuñu gàddul suñu bopp mais kaaraange ci benn fan. daal li ñuy féete depuis 60 ans ay naxee mbaay la. ay naxee dara du ci dëgg. ay naxee la ay kaf la moo tax d'ailleurs ñu toll fii ñu toll. moo tax ñuy wëy di sensibiliser di xamal askanu Sénégal ci ne. foog ñu fer ci nax yooyu. 4 avril du bésu ndam 4 avril bésu défaite la. 4 avril du bésu. maanaam mbumbaay wala pàkkar ñi mbégte 4 avril bésu dëj la mooy lan amuñu indépendance jooju ñuy wax lu ñu war a xeex la lu ñu war a foqati la waaye amagul kon xeex bi tey la war a tàmbali tey la waalo gën a aay daanaka xeex boobu musu fi jóg ndaxte moo xam depuis Lamine Ibrahima Arfan Senghor jaarale ko en fait ci suñu ay doyen parti africain de l'indépendance PAI jaarale ko ci ay Mamadou Dia bu MSU jaarale ko ci ay doomu Sénégal yu bëri ñoom Aline Sitoé Diatta jigéenu Ndeer ak ñoom seen xeex boobu musu fi jóg waaye xeex boobu dafa yàgg néew doole mais at yii passé weer yii passé gis nañ ne li ëpp ci doomu Afrique yi bëri na ci doomu Sénégal yoo xam ne seen gët seen xel dafa gën a leer ci ne lii ay naxe la foog ñu arraché foog ñu foqati indépendance te foog naa ne fii ak ay at yàggatul lu néew la moo ci des Sénégal ak Afrique dina jot boppam dina moom boppam ba ñu mun a bàkk. loolu tax nga doon soutenir Sonko jàpp nga ni Sonko bu toogee Sénégal dana moom boppam. ba ñu mun a bàkku parti africain de l'indépendance moom sa réew bokk sa réew defar sa réew ndaxte ñett yi mooy tax Afrique génn ci sous-développement alors Ousmane Sonko effectivement dama jàpp ne 2017 bi mu jiitee liste coalition Ndawi Askan Wi ci élection législative yi liste boobu Ousmane Sonko jooju ñoom ñaar ñoo nekkoon ñi nga xam ne ñoo gën a dogu ci nañu génnee Afrique ak Sénégal ci nooteel ñoom ñoo doon wax mu leer nañ ci ne Sénégal ak Afrique dañ leen noot te fekk génnewuñ leen ci nooteel du ñu génn ci ndóol ma jàpp ne itam 2019 février 2019 ci jamono élection présidentielle coalition Jotna avec son candidat Ousmane Sonko ci candidat yi amoon moo gën a dogu ndaxte moom mooy wax mbiru franc CFA mooy wax mbiru accord de partenariat économique APE et cetera. bu toogee dana ko def c'est la grande question encore. déjà bu fekkee da nga bëgg a ràññetle ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu politique da nga leen di déjà comparer ci seen discours. déjà est-ce que dina ko def ou pas naa si ñëwaat mais déjà ñan ñooy wax ne Sénégal moomul boppam Afrique moomul boppam ku ko waxul munoo yaakaar ci moom dara ci ne bu faluwee dina fi dindi jumtuwaayu nooteel yi waaye boo amee bu fekkee da nga nar am yaakaar da nga koy amee ci ñi nga xam ne ñooy tudd góom gi ñooy naan nen a ngi ñooy naan nooteel a ngi ñooy naan jumtuwaayu nooteel a ngi mu ngi tudd franc CFA APE base militaire étrangère fonds monétaire international banque mondiale ku ko tuddul kooku mënoo yaakaar ci moom dara ñan ñoo ko tudd Ousmane Sonko bokk na ci ñi ko tudd léegi ndax bu faloo dina ko def am déet dama jàpp ne
femme ak homme politique ñaar la discours ak parcours. Discours am c'est un discours anti-impérialiste discours Ousmane Sonko c'est un discours patriotique lan mooy parcours am parcours am mooy njëriñu askanu Sénégal jaral na ko ba mu ñàkk liggéeyam. njëriñu askanu Sénégal jaral na ko ba li ñu gis depuis bi nga xam ne ci la Ousmane Sonko ak Pastef ak ñeneen ñu mel ni ñoom feeñee donc mun nañ am yaakaar ci ñoom waaye yaakaar bi ëpp solo. nañ ko wax askan wi. président bi nga xam ne moo ñuy këlli-këllee moo ñuy foowee ci ñun la ndaxte ginnaaw yàlla ñun ñooy buur ñun ñoo war a bummi ñun askanu Sénégal président bu ñu munti yëpp moo xam président Macky Sall la tudd tey wala ku mu munti tudd ëllëg waruñu toog di ko seetaan muy def naka sudul noonu. tey ji Guy Marius Sagna comme nga soutenir Ousmane Sonko si jamais il devient le président du Sénégal mu def loo xamante ni dëppoowul ak ay kàddoom ci xeex nooteel bi nga xamante ni France noonu la nootee Sénégal wala Afrique est-ce que yow kon da nga daal di retiré wu continuer di xeex ak le président Sonko comme ni ngay xeexee actuellement ak système bi nga xamante ni président Sall moom la teg. am naa yaakaar ne Ousmane Sonko du ko def. waaye bu demoon ba kay def. ñun xeexuñu pour jëmmi doomu aadama ñun dañuy xeexal suñu askan ak suñu continent pour ay principe la ñuy xeexee mënuñu nag wàcc di wanni maanaam. président Ousmane Sonko bu yàlla defoon ak askan wi mu nekk président Sénégal bu fekkee jëlee wu fi franc CFA bu fekkee jëlee wu fi accord de partenariat économique bu fekkee jëlee wu fi base militaire étrangère bu fekkee jëlee wu fi politique FMI ak banque mondiale bu fekkee fulalul doomi réew ndaxte li ñu gëm mooy doomi réew mooy tabax réew. waaw dinañ jàkkaarloog moom ni ñu jàkkaarloowee ak ñëpp ñi ko jiitu. voilà mi ngi noonu leer na démb njiitu réew Sénégal def na discours am mu nekk discours traditionnel comme chaque 3 avril da koy amal discours bi nag gis nañ ni bii yoon daf ko daal di axé focus ci li nga xamante ni mooy mesures yi mu jël concernant le Covid-19 wala coronavirus lan mooy sa analyse bi nga xamante ni def nga ko ci démb discours président Sall. ak milliards yi mu tudd ndimbal bi ainsi de suite facture courant yii ñi mu war a fayal ainsi de suite voilà. social bi ñaar ba ñett. waaw président Macky Sall de toute façon day continuer di ñu nax. parce que ci biir discours bi dafa tàmbali. ne 60 ans. mais lu mu wax rek nga ne naxee mbaay. non bu commencé discours am ne 60 ans d'indépendance retrouvée loolu ay naxee mbaay la lépp lu mu wax ci biir discours am. ngir wane ne Sénégal moom boppam dañuy nax loolu foog askan wi mu xamee ko noonu. parce que ba tey jii nii bu amee daay Sénégal ay armée française mooy ñu ñoo jàppale pour fay ko. bu ñu amee bii jafe-jafe wala beneen armée française moo koy fay ak ñeneen benn ñaareel bi. président Macky Sall boo déglu bu baax a baax discours am démb. 3 avril di nga gis ne lim ñu jéem a gëmloo bokk na ci ne. jafe-jafe yii ñu am tey coronavirus moo ko waral. déedéet. loolu la ñu bëgg a gëmloo te ñun nag waruñu ko nangu xam nga lu tax Ndeye Comba parce que tout simplement suñu hôpitaux yi xaaruñu Covid-19 pour ñàkk pour tumranke pour am jafe-jafe mais yàgg na bi nga xam ne Sénégal au lieu de un infirmier pour 300 habitants ñun ñu ngi am un infirmier au Sénégal pour 8000 habitants loolu du coronavirus moo ko teg. tey jii nii ñu ngi am un hôpital pour 542 000 habitants au Sénégal alors que norme OMS c'est un hôpital pour 150 000 habitants maanaam suñu hôpitaux yi dañoo fees bay tuuru li ñu waroon am ci limu doomu aadama fees na ba ëpp 392 000 habitants loolu du coronavirus moo ko waral. kon ba nga xam ne bum ñu gëmloo ne jafe-jafe yi ñu nekk tey coronavirus moo ko waral li ko waral mooy ñun dañoo waroon xoddeeku yàgg na. dañoo waroon fagaru yàgg na bañ a jiital TER BRT stade olympique mais fonds politique xawma chargé de mission ak HCCT ak 16 li ñu waroon jiital mooy jamono ji nga xam ne syndicat yi rawatina syndicat de la santé ñu ngi xeex naan woy sonn nañ woy lopp nañ woy damm nañ ñu déglu leen ba pare jiital loolu waaye comme yow président comme yow ministre comme yow député comme yow borom barke Sénégal saay boo feebaree yaa ngi dem faju bitim réew mën nga saboter hôpitalu Sénégal mën nga ñàkkal fulla hôpital Sénégal waaw mais malheureusement àddina daf ma jox dëgg Ndeye Comba 1973 Baye Niass yàlla na yàlla yokk leeram mu ngi dee hôpital Londres mu ngi dee hôpital bitim réew 1973 tey ñu toll ci 2020
ba tey jii nii suñu ay kilifa moo xam politique moo xam aada moo xam leneen ak leneen bëri na si ñoo xam ne ñu ngi dee bitim réew qu'est-ce qui a changé. defe naa ne que Baye Niass yàlla na yàlla yokk leeram fu mu nekk nii am na li ko métti fu mu nekk nii am na naqar ndaxte foogoon na ne 73 83 93 2003 2013 2023 50 ans après xanaa kay kilifa yi doomu aadama yi fii la ñuy fajoo ba mucc fii la ñuy fajoo bu ñu mënul faju ñu dee donc Sénégal changé wul. Sénégal dafa dellu ginnaaw maa ngi ko doon wane sànq. 1700 un agent d'hygiène pour 1700 habitants 52 un agent d'hygiène pour 33 000 habitants 2020. loolu defuñu sax sur place dañoo dellu ginnaaw te li ko waral mooy rek bëgg alalu àdduna li ko waral mooy golo di bëy baabun di dundoo li ko waral mooy système boo xam ne c'est l'enfer des uns qui fait le paradis des autres. maanaam golo di bëy baabun di dundee. ñun askan wi ñun ñooy golo di bëy mu am ay téeméeri nit ay juróom téeméeri nit d'accord lim bu tuuti ñoom ñuy dundee suñu ñàkk suñu deret d'accord di saboter suñu école saboter suñu njàng saboter suñu kaarange ñoom ñu am lépp. voilà mais ci li muy wax ci mesures yi que dina comment dirais-je dina fayal facture courant yi parce que c'est une demande sociale depuis Covid-19 bi dugg ci réew mi ñuy coow ay confinement ay couvre-feu ñu gis ni actuellement pratiquement activité yëpp a taxaw sénégalais bu fekkee dañu sonnoon benn actuellement sonn nañu ñaafu ko wala lu ko ëpp nee na dina fay facture électricité wu sénégalais yi ci ñi nga xamante ni ñoo abonné ci tranche sociale loolu déjà yow lan nga siy wax. li ma ciy wax mooy. def na ay propositions yoo xam ne nee na jamono ji ñu toll. dina jàppale effectivement ñenn ci askanu Sénégal 1 million de ménages tranche sociale ak ñoom seen dina jàppale entreprise yu Sénégal petite et moyenne entreprise yu Sénégal ak ñoom seen. jàpp naa ne bëri na ay propositions yu mu def mun nañ ko rafetlu mun nañ ko dooleel li ñu ñaan yàlla mooy mu demee noonu. kon loolu apprécier nga ko li mu wax. am na ci ndox mi ak courant bi. am na ay propositions yu mu wax. man maa ngi koy rafetlu. comme courant bi li mu wax. am na ci courant bi ci ndox bi ci yeneen ak yeneen. donte jàpp naa ne war na weesu foofu damay fàttali ne aar li nu bokk ak Noo Lank motul semaine bi ñu defee enfin ëpp na semaine bi ñu defee communiqué. pour wane ne jamono jii la ñu war a gën a wàññi courant bi. waxuñu woon sax tranche sociale rek. ñëpp la ñu wàññil courant bi parce que nag li ñu bëgg a gëmloo mooy. avant Covid-19. tout était rose. yokkumte courant bi. yokk courant bi am na ñoo xam ne dunduñu ko mooy ñu muy woowee tranche sociale ñun loolu d'accorduñ ci yokk courant bi ñëpp la laal même ñi nga xam ne dañoo néew doole. ñun ñëpp gis nañ facture yi. ñi ñuy déglu xam nañ ne même ñi ñuy woowee ñi nga xam ne dañoo néew doole. seen facture dafa yokk donc buñ ñu gëmloo ay mbiru tranche sociale mais li ñu jàppoon mooy fu mu nekk nii koo xam ne liggéeyatoo koo xam ne journalier nga woon. wala leneen nga woon amatoo benn xëy amatoo benn gont. mais yow dëgg la bu ñu waxee tranche sociale baax na mais ñeneen ñi nag. entreprise yi mais ñoom bu ñu leen jàppalewul tamit ci courant bi du baax. d'accord donc loolu itam foog ñu xamee ko noonu ci entreprise yi lay des pour wane ne. waa comité instant bi ñu bëri dem nañ chômage technique. non seulement ça. waaye waa comité des industriels du Sénégal CIS yi nga xam ne seen benn jumtuwaay mu ngi tudd Abdourahmane Diouf ñoo fi wax yàggul trop ne nag foog ñu xoolaat seetantal lu ñuy woowee entreprise nationale lan mooy entreprise nationale. Ndeye Comba est-ce que xam nga ne am na ay entreprises yoo xam ne. ay doxandem ñoo ko créé Sénégal ak xaalisu doxandem. ay doxandem maanaam. mais parce que fii maanaam ñeneen ñoo xam ne ku ñooy Sénégal. parce que tout simplement fii lañ ko créé biir Sénégal ñu ne entreprise nationale. mais loolu moo am et donc bu ñu waxee dañuy jàppale entreprise nationale suñu xaalis dina dugg ci ñoo xam ne ay entreprise française lañu dëggantaan njaay. donte xëy na fii lañ ko créé. ay entreprise États-Unis ay entreprise Angleterre ak ñoom seen. loo gis tamit day indi beneen coow. fi may daanelee mooy Ndeye Comba. ñun li ñu doon xaar ci président de la République moom mi nga xam ne déjà avant coronavirus jaraaf bu ndaw la buur bu ndaw la muy buum di bumi li ñu doon xaar ci moom mooy mu dem assemblée
ne kat yéen waa assemblée nationale maa ngi leen di ñaan ngeen voté loi boo xam ne day supprimer HCCT supprimer conseil économique social et environnemental ni moo ko defee woon jamono 2012 di nga xam ne. bi inondation amee mbënd mi dama supprimer woon Sénat loolu mooy jéego bu njëkk. man bi ma doon xaar ci président de la République maa ngi sàkkuwaat maa ngi waxaat maa ngi biral. maa ngi HCCT ak conseil économique social et environnemental dañ leen war a supprimer dañ leen war a tas bu fekkee ñoom lu ñuy wax dëgg la ci ne. mais xanaa kuréel yooyu amul njëriñ. ban njëriñ la am bañ war leen tas. ban njëriñ la am lu dul caser ay clientèle politique dëgg la mais ban njëriñ la am. tey jii nii foog man jàpp naa ne bu ñu tasoon HCCT ak conseil économique social et environnemental du am lu muy wàññi tus ci dundinu askanu Sénégal saay su nekk mais la question que tu dois te poser mais 2012 Sénat institution la woon. xanaa amul njëriñ. dama ne président Macky Sall le 19 septembre 2012 moo ne à cause des inondations damay tas Sénat 7 ak 8 milliards muy budget Sénat ma jël ko dugal ko ci xeexum inondation yi. Ndey Kumba. tey jii nii la Sénégal gën a tiit tey jii nii la Sénégal gën a am njaxare donc tey jii nii la ñu gën a soxla xaalis 1000 milliards yi ba tey jii nii dégg ko président Macky Sall ne ci 1000 milliards yi am nañ si 500 milliards wala 700 milliards donc xamuñu sax ñaata la ñu am donc ba mu naan entreprise yi sax yi nga xam ne dañoo def don boobu dinañ ko génnee ci seen xawma dette fiscale wala ci seen cotisation fiscale yi ñu war a def mais loolu mooy lan loolu nekkatul don. donc ñun dañoo manqué le xaalis nañu tas ñaari kuréel yooyu nañu tas leneen ak leneen loo xam ne comme ni ma ko waxee woon golo di bëy baabun dundee la woon xaalis boobu askan wi moo ko gën a soxla xaalis boobu ñi nga xam ne ñoo nekk hôpital ñoo ko gën a soxla Ndey Kumba. est-ce que xam nga ne jamono ji ci hôpitalu Sénégal am na ñoo xam ne dañuy fóot gant parce que gant doyul est-ce que xam nga ne jamono ji ñu toll am na personnel soignant boo xam ne dañuy stériliser masque. masque bi nga xam ne da nga ko war a sol ñaari waxtu gën saa bëri ñetti waxtu sànni ko. comme masque yi doyul ñu ngi koy stériliser. donc ça veut dire que ñi nga xam ne ñooy suñu soldats di mettre leur vie en danger muy infirmier muy médecin muy biologiste ak ñoom seen dañoo manqué le matériel fan dañoo manqué les gants dañoo manqué les masques. donc nañu jël ci xaalisu HCCT tas ko nañu tas conseil économique social et environnemental jël xaalis bi dugal ko ci ay moyens yu doy. pour suñu ay infirmiers biologistes médecins ak ñoom seen ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir waa Kër Docteur. ak jàppale ko askan wi ak petite et moyenne entreprise. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Guy Marius Sagna nekk membre bu Front Frapp France Dégage Guy Marius Sagna voté nañ loi d'habilitation lépp Covid-19 moo ko daal di waral bari na coow polémique ñenn ñi jàpp nañ ni peut-être sax président Sall dafa bëgg a jaaree ci crise sanitaire bi pour am plus de pouvoir yi nga xamante ni amoon na ko maanaam abusé yow ban jàngat nga am ci loi d'habilitation bi nga xamante ni voté nañ ko il y a 2 jours 3 jours ci Assemblée nationale. sama xalaat mooy ba su Frapp dafa génnee benn communiqué. pour wane ñàkk àndam ak loi d'habilitation boobu. tey jii nii li Sénégal soxla mooy gant mooy masque mooy infirmier mooy médecin mooy jumtuwaay. loolu mooy tey jii nii suñu ay ngànnaay mais lu tax d'accord leen carrément ci loi d'habilitation. maa ngi siy ñëw voilà ñun ngànnaay yu ñu soxla mooy ngànnaay yooyu. gants masque respirateur médecin infirmier ngànnaay yu ñu soxla c'est pas que nga jël ab roi def ko empereur c'est pas que nga jël ab buur nga def ko burba c'est pas que nga jël ab jaraaf nga jox ko damel maanaam nga def ko damel wala nga def ko teeñ déedéet président Macky Sall wala président Sénégal sax la ñuy wax de 1960 à jamono ji ñu toll 2020 ay buur lañu ñooy buum di buum mi ñooy nommé à tous les emplois civils et militaires ak yeneen waa léegi yow naka ngay soxlawee naan waa léegi ci diiru ñetti weer dama leen ñaan doole bi Assemblée nationale amoon yépp ngeen jox ma ko man parce que loolu mooy loi d'habilitation donc fu mu nekk ni confusion des pouvoirs la concentration des pouvoirs la or mooy buum di buum plein pouvoir ki mooy buum di buum article 52 constitution moo ko prévoir Macky Sall laajul article 52 boo gisee loi bi article 77 nga fay gis ak article 69 pas article 52 bi nga xam ne mooy wax plein pouvoir nekkuñu ci jamono plein pouvoir jamono yi ñu nekk c'est état d'urgence sanitaire nag
ay mesures sociales et sanitaires moo koy xeex pas ay mesures policières pas ay mesures ay doole ay mesures de concentration de pouvoir ay mesures de plein pouvoir donc président Macky Sall ci loi d'habilitation boobu dafay politiquer coronavirus ci loi d'habilitation boobu président Macky Sall dafa ñaan loo xam ne jotewul dara ak coronavirus bu waxoon ne ngir xeex coronavirus lii ak lii ak lii laa soxla ñu jox ko lépp li xeexum coronavirus laaj mais yow looy doyee naan doole assemblée nationale yëpp jox leen ma ko déedéet yow kay dafa am li ngay wàcc dafa am li ngay nar dafa am yow li nga yàgg gént doole yi nga am da nga bëggaat yeneen ak yeneen waaye de fii lañ ñuy fekk ñun askanu Sénégal. pare ngeen demaat au front. yéen front fii lañ frappe ñuy dégage. fekk jamono jii ñu nekk ku fi séddale ay vivre ci yaama neex ci mbirum politique ci mbirum tappale wax dëgg yàlla lu ñu munti wax ci xawma interdiction des rassemblements ak couvre-feu dinañ ko diggaaleeg ñoom parce que nag suñu bakkanu askan moo nekk en jeu mënuñu nangu nag ñuy politiquer xaalisu askanu Sénégal d'accord di ko politiquer jamono jii ñu toll ñuy séddale ci yaama neex ñuy def ci yaama neex ñuy def ci loo xam ne wax dëgg yàlla jiitaluñu njëriñu askan wi mais ay njëriñu parti ay njëriñu njaboot ak ñoom seen la ñu jiital. voilà Guy ñu ngi ci actuellement couvre-feu état d'urgence sanitaire gis nga bu 20h jotee ñu tëj Sénégalais yi ba 6h du matin gis nañ ni la maladie avance ñu ngi am on a 2 cas de décès. Même su fekkee am na ñoo xam ni sax ñu ngi leen di faj ñuy wér di ñibbi seen kër gis nañu tamit lim bi mi ngi gën a yokk ba ñuy laam-laamee confinement maanaam dañu bëgg a tëj sénégalais yi carrément comme ni ñu tëjee waa France wala Italie ainsi de suite est-ce que yow d'accord nga ci confinement bi coow li bari na parce que am na ñoo xamante ni nee nañ réalité wu réewu France wala Italie wala feneen bokkul ak réalité Sénégal te sénégalais boo ko bëggee tëj ne du génn du liggéeyi du góorgóorlu ji faaw nga jox ko lu mu dundee lan ngay wax ci confinement boobu ñuy laam-laamee te ñuy ragal sax ñu yegg fa. maa ngi ñaan di sàkku ci képp kuy déglu Rewmi FM jamono ji képp kuy soppee Rewmi FM rawatina soppee toute la vie en parle bu Ndeye Comba Moreau mu respecter benn les consignes sanitaires mu respecter ñaar les consignes administratives nañuy raxasu bu mu nee nekk waxtu bu nekk lu mu comme ni ngay defee nii nañu raxasu au moins benn yoon par waxtu nañuy moytu nañuy respecter distanciation sociale nañuy bañ di groupe waaw mbokk yi ñuy déglu nañu bàyyi kaasu ataaya yi nga xam ne dañuy mot 20 di ataaya di paasante kaas yi nañuy bàyyi ñi ñuy déglu naan ay tuxal ma benn cigarette fukki nit di si tux nañu bàyyi yi nga xam ne day wàllante affaire bi ndaxte kat coronavirus du ay caaxaan coronavirus lu am la suñu mbokk Pape Diouf yàlla na ko yàlla yërëm génn na si àdduna suñu beneen mbokk démb benn jigéen bu am lu ëpp juróom fukki at gaañu na yàlla na ko yàlla yërëm yeneen sénégalais bitim réew gaañu nañ si yàlla na leen yàlla yërëm donc du ay caaxaan nañu respecter consignes sanitaires et administratives léegi man dama jàpp ne confinement bi du solution fii ci Afrique rawatina Sénégal ndaxte gis nga ne nañ 1 million de ménages la ñuy jox ay dund waaw te dund yooyu sax waaw mooy loolu donc man naa si d'accord ci benn condition bu fekkee ci diiru confinement bi yépp képp kuy doomu Sénégal dinañ la jox nga lekk ba mu doy waaye loolu bu amul te nga bëgg a def confinement li nga nar a def mooy da ngaa nar a xiifal ay doomu aadama te loolu mënuñu ko seetaan. et loolu daf ñuy permettre ñu delluwaat ci yenn ci famille bi ci yenn ci maanaam njabootu Sénégal ndaxte ay joxe dund rek doyul béykat yi sàmmkat yi nappkat yi. ak ñoom seen li ëpp ci Sénégal secteur informel la. yaa ngi jàppale ay entreprise c'est bien yaa ngi jàppale ay facture mais li ëpp ci suñu askan du fay facture amul ndox amul courant. d'accord donc ñii di yëngu ci wàllu secteur informel naka lañ leen di jàppalee ci dund yi baax na waaye doyul donc même junni milliards yi dafa tuuti. nañ ko yokk am na sax ñuy wax tamit ñu fayal leen seen location. mais parce que ku génnul liggéey woo amoo loo dajale. bay fay location wala ñu fayal leen seen location wala ñu arrêté ko. wala ñu suspendre ko ba jamono neex. ñu xool naka lañ koy fayee mieux dama siy yokk ñaar benn bi dama jàpp ne jamono jii ñu toll. ba coronavirus jóge fi kenn warul dàq doomu aadama ci luwaasam maanaam ku tardé fay luwaas ak lu mu munti doon waruñu ko génnee këram ndaxte munoo ne restez chez vous wàññi leen seen déplacement couvre-feu de 20h à 6h du matin. Voilà donc président Macky Sall ci mesure dafa war a ne. À partir d'aujourd'hui Sénégal bu ñu dàqati kenn
ci këram ndax ñàkkum luwaas. ñaareel bi mooy bu benn entreprise dàq liggéeykat ba keroog coronavirus di fi jóge maanaam dàq liggéeykat amatul. parce que boo ko dàqee yaa ngi koy xañ payoor boo ko dàqee yaa ngi koy xañ li nga xam ne moom lay dundalee en fait ay waa këram donc loolu itam foog ñu boole ko ci li nga xam ne moom mooy mbir mi. beneen bi mooy la seule entreprise pharmaceutique bi nekk Sénégal. ñu koy woowee Médis Sénégal. xoole nañu ba mu tëj janvier le 15 janvier 2020 bii passé nañ ko ubbiwaat. nañu ubbiwaat entreprise boobu. est-ce que xam nga ne. Ndeye Comba Moreau entreprise boobu. ndax chloroquine bi ñuy wax. moom rek mooy defar paracétamol fii Sénégal moom rek mooy defar maanaam chloroquine. te laajal waa kër docteur. tey jii nii pour faj li nga xam ne moom mooy jàngoro jooju. mbas boobu ñuy woowee coronavirus. da nga soxla paracétamol. paracétamol ngay njëkk a utiliser. da nga soxla en fait maanaam chloroquine entreprise bi nga xam ne moo koy defar. seetaan nañu ba direction bi lekk xaalis bi d'accord ba ñu tëj Sénégal daf si am ay actions moins de 5%. C'est l'occasion de lancer un appel aux autorités neneen Sénégal na ubbiwaat entreprise boobu nekk actionnaire majoritaire wax privé maanaam doomu Sénégal ñoom itam nekk ci ay actionnaire ndaxte jàngoro ji lu mu wane mooy boo mënalul sa bopp ci wàllu garab. boo mënalul sa bopp ci wàllu vaccin wax dëgg yàlla di nga bëgg a garab di xaar ay France ay États-Unis di nga bëgg a vaccin di jóge beneen ñu naan vaccin bi est-ce que day wàññi maanaam njuru suñu jigéen yi am déet. mais loolu di mooy dépendance. loolu dañuy delloo tamit ci 4 avril gii. 60 ans d'indépendance mënuñu defaral suñu bopp garab mënuñu defaral suñu bopp vaccin. Ndeye Comba est-ce que xam nga ne programme élargi de vaccination maanaam ñàkk yu ñuy ñàkk suñu liggéey. 80% de budget bi mu ngi jóge bitim réew. waaye léegi yow bu ñu la ñàkkee suba nga nekk golo bu ñu la ñàkkee suba nga nekk jànk am jëkkër mënoo am doom. bul mere kenn yow yaa jël say doom. 80% lu ñu leen di ñàkk nga dénk ko bitim réew bi nga xam ne bëri na ci ay tubaab yoo xam ne saay su nekk y compris Nicolas Sarkozy lu muy wax mooy la fécondité des femmes africaines est un problème li mu nit ku ñuul ci àddina bi jafe-jafe la. du ñu nangu nit yu ñuul yi toll ci lim joo xam ne. d'accord dañuy jaay doole dootuñu mënati dara ci ñoom. donc nañu ubbi Médis Sénégal nationaliser ko état du Sénégal nekk actionnaire ay privé ay doomi réew Sénégal nekk les autres actionnaires ñu am au moins ñu commencé am lu baax ci Covid-19 bi ndaxte nag ça fait l'occasion malheureusement li ñuy wax à quelque chose peut-être malheur est bon Covid-19 bii dafa am ay jàngat yu bëri dafa am ay messages yu bëri yu mu joxe Macron yu mu jox Chine yi mu jox États-Unis waaye yi mu jox Afrique tamit doomi réew mooy tabax réew da nga war a am souveraineté sanitaire da nga war a am souveraineté pharmaceutique da nga war a am souveraineté vaccinale état du Sénégal ak yeneen état yi nañu boole seen doole au moins pour régler ensemble la question des médicaments la question des vaccins parce que am nañ ay doomu Sénégal Ivoirien Togo Kenya Sud-Africain etc. yi am xam-xam bi yi am xarañ bi mais ce sont les moyens qui manquent c'est la volonté politique qui manque ñu nekk fii rek golo di bëy les entreprises les multinationales pharmaceutiques des États-Unis ak de la France di dundee ñun daal waruñu defar dara ñun daal waruñu am dara lu am solo ñun waruñu ko defar li am solo ñoom nañ ko defar di ñu koy jaay déedéet dafa doy Sénégal waratul nekk luuma Afrique waratul nekk luuma maanaam un marché boo xam ne duñ si defar dara lu am solo duñ fi defar dara lu am maanaam fulla dañ koy xaare bitim réew Boun Abdallah Dionne ancien premier ministre moo wax benn bés mais ñun mënuñu sax defar pont lan moo nekk ci pont ba mënuñu defar pont pointe clou ban technologie moo nekk ci clou ba Sénégal 60 ans après indépendance pont sax mënu ko defar Ndeye Comba jàngoro ji dafa yokk doole discours boo xam ne ñoom la ay Thomas Sankara Lumumba et cetera tu vois un peu Amilcar Cabral tu vois Mamadou Dia Lamine Ibrahima Arfan Senghor Seydou Sissoko bu PIT ak ñoom seen discours yooyu ñu doon wax
dafa gën a am doole tey. voilà dafa gën a nekk dëgg. quelques minutes moo ñu dese mais question bi faaw nga wax ci Guy Marius Sagna di coowal vaccin yi gis nga ci benn chaîne télévision française LCI ñu ngi doon def benn débat avec les médecins et tout ñuy wax ci affaire au vaccin BCG ñuy wax ne vaccin yooyu dañu bëgg a ñëw essayer ko en Afrique et puis am nañ accord sax 27 chefs d'État africains yoo xam ne d'accord nañ ñu ñëw seen réew essayer fa vaccin boobu gis nga tolle bi nga xamante ni jur na ko sénégalais yi di ko ñaxtu surtout ci les réseaux sociaux lan nga ñu mën a wax par rapport ak mbir moom pratiquement waxtu bi sax jeex na. colonialiste li ñi nga xam ne dañu yàgg noot. jamono colonisation dañu yàgg jëfandikoo ñun nit yu ñuul ni ay cobaye. maanaam lépp lu ñu bëgg a essayer ci ñun lañ koy essayer ba mu wóor leen ne baax na ñu soog ko ñoom pikiir seen askan. loolu da doon jur ay moor yu bëri ñu bëri dañ ci doon dee ndaxte ki vaccin yenn saay pour nga xam ndax baax nag yooyu da ngay def ay essai ak yooyu. donc ñu bëri ci ñun dee nañ donc loolu du gulet damay fàttali ne kenn ci ñoom Hitler biir Europe mais moo jël ay doomu aadama def leen ni ay bàyyi ma damay fàttali ne capitalisme moo def bombe Hiroshima. bombe Nagasaki. donc ñoom li ñu sañ ak li ñu sañul amul àpp. foo ko àpp rek weesu na ko. donc ba nga xam ne war nañ am tiitaange ci ne ni ñu utiliser woon ay doomu aadama Afrique di leen di def ay essai ci wàllu maanaam utum garabu VIH ak ñoom seen bu ñu moytuwulee loolu dina continuer donc ba nga xam ne ñu ngi rafetlu mobilisation sur les réseaux sociaux ak feneen citoyens yi pour ne déedéet l'Afrique n'est pas un cobaye l'Afrique n'est pas un laboratoire les Africains ne sont pas des cobayes maa ngi dëggal loolu nous ne sommes pas des cobayes nous ne sommes pas un laboratoire léegi nag ñu bañ ko vacciner benn Sénégalais surtout ma ne ku fi ñëw Sénégal ku fi dugg suñuy kër naan da ngay pikiir joo xam ne kenn xamul fu mu jógee nañu joxe ndigal nañ ko dóor ba yaram bi nor duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñu yem ci dóor leen waaye suñu ay kilifa foog ñu waxanteeg ñoom léegi nag dégg naa li Diouf Sarr wax démb nañu jàpp loolu nee na ñoom nanguwuñ ko tey nanguwuñ ko ëllëg nañu jàpp loolu continuer di sensibiliser continuer di wane suñu ñàkk ànd ba pare di vigilant di xool di seetantal ngir mu bañ a am. mais dernière question juste une minute par rapport ak sortie bu secrétaire général bu ONU li mu wax gis nga tamit tolle bi mu jur ba def ay prévisions par rapport ak coronavirus bi maanaam tey ji Europe li muy dund ak lay faatu malgré ñoom moyens yi ñu am États-Unis lay dund li ñuy dundee feebar bi malgré moyens yi ñu am wala Chine ainsi de suite jàpp na ni mbir mi dana def des millions de morts en Afrique lan ngay wax tamit ci déclaration bu secrétaire général bu Organisation des Nations Unies. ñaar bu fekkee Nations Unies dafa soxla xaalis na bàyyi di campagne Afrique na bàyyi di utiliser ces déclarations et prévisions alarmistes yoo xam ne basé wul ci tous pour ut xaalis benn ñaareel bi mooy wax dëgg yàlla bu ñu waree tiit nañu tiit ci seen bopp d'abord nañu tiit ci Espagne Italie ak États-Unis bi nga xam ne battre na record bi démb en un jour plus de 1000 morts Italie 27 mars en un jour 929 morts moo tax tamit ñun africain suñu ay kilifa suñu ay ndaw war nañ xoolaat bu baax yow tey jii nii France bu ñëwee naan waaw damay créer benn G5 cobaye pour xaw ma jàppale Afrique mais yow jàppaleel say médecin jàppaleel say infirmier yow régleel en fait ñi nga xam ne ñu ngi dee bés mu nekk France yow mun nga ñu gëmloo Emmanuel Macron vétérinaire yi di ko sauver askan wi mun nga ñu gëmloo Emmanuel Macron doomu Afrique moo la ëppal njëriñ moo la ëppal fulla que doomu France yi nga xam ne mënoo ci ñoom dara donc nañu ubbi suñuy gët Guterres lu mu wax c'est scandaleux Guterres lu mu wax c'est tout simplement inacceptable donc nañ ko dàq ba pare ñun gën a xam ne déedéet nous devons compter sur nous-mêmes d'accord nañu boole suñuy doole saafaral suñu bopp suñuy jàngoro suñu ay jafe-jafe jàpp nag ne dëgg la ne lim ñi nga xam ne ñoo am coronavirus ak ñi ci dee Afrique bëriwul waaye nag xoddeeku balaay lakkale waaye nag bu ñu naagu ndaxte ku naagu daagu te ku daagu Covid-19 rey la. te bëgguñu en fait suñu askan sonn ci Covid-19 bi xanaa di la gërëm di la sant Ndeye Comba Moreau
di gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey fii ci Rewmi FM maa ngi ko doon wax sànq balaa maa commencé j'ai une affection particulière pour Rewmi FM ndaxte ñun ak Rewmi FM du tey du démb lu yàgg la donc ma leen di encourager c'est la première fois may ñëw ci locaux yi wax dëgg yàlla yanj na yàlla xeeb dolli yokk mën-mën yokk kattan ndaxte li ñu gëm mooy doomi réew mooy tabax réew te Rewmi FM yéen mii di fi liggéey ay doomu réew ngeen moo tax ñu am mbégte saay su nekk di fi ñëw saay bu ngeen ñu woowee guddeeg bëccëg ñun tam ñu am mbégte saa su ne di la dalal vraiment. merci beaucoup Ndeye Comba. askanu Sénégal nañu respecter consigne sanitaire nañu respecter consigne administrative nañu ànd xeex lii di coronavirus te incha allah dinañ ko daan. ayca mi ngi noonu ñu koy remercier bu baax a baax Guy Marius Sagna nekk membre bu Front Frapp France Dégage di remercier suñu auditeurs yi nga xamante ni chaque samedi ñooy ànd ak ñun 10h jàpp 11h di jaajëfal Léon Paul Mendy ci technique bi ak réalisation bi émission bi tamit mën ngeen a rattrapé wu ci suñu compte YouTube suñu chaîne YouTube Rewmi officiel mais tamit ci suñu portail internet www.rewmi.com ñu leen di remercier bu baax a baax di remercier encore une fois de plus Guy Marius Sagna ak tamit suñu technicien yi nga xamante ni ñoo nekkee côté bi di leen baaxee émission bi version vidéo également di ngeen ko mën a am ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah.